ndax am nga fayam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sunu mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di mercredi le 22 septembre 2021 ñu ànd ak mbégte bu rëy di dellu si waat fii ci seen émission di leen defal waxtaan comme ni ñu lañ koy defee du lundi au jeudi di ko ànd ak soxna Rama Diagne te tey mu xaw a yaram wi sutante ñi sàkku ngeen di ko ñaanal yàlla yëkkati ko may ko wér ba mu dellu si di def introduction bi na mu ko daan defee bi ñu tàmbalee émission bi au mois d'août 2013 yàlla na ko yàlla yëkkati indiwaat ko ci ñun ci jàmm may nuyu sunu mbokku auditeurs yi nekk Europe yëpp comme ni ngeen ko xamee sunu kër FM c'est la radio de la diaspora daanaka ñi ñuy gën a déglu Italie la ñu nekk ñun ñu nekk fii ci Californie ñi ñuy gën a déglu nekk Allemagne nekk France nekk Suède ak Finlande nekk Canada nekk fii ci Brésil ak Argentine noonu la liste bi tegoo ci ñi nga xamante ne ñoo ëpp ci li ñuy connecté wu ci Sénégal ci rajo sunu kër Sénégal tamit nag ñu ngi koy tàmbali di découvrir ndànk-ndànk am ñu mu neex am ñu mu neexul ñuy nuyu Sénégal yëpp tey nag ci kanam dinaa am gan bu may invité bu jiite parti politique nekk foofu ca Sénégal ñu koy wax Alliance Patriotique Jambar pour la République APDR seen njiit di Abdoulaye Fall Mao moom laay dalal ci kanam waaye balaa boobu dañuy faram fàcce rek les faits saillants du jour tama di ko tàmbali ak li nga xamante ne fan yi moo xew Amérique ndax gëj naa jukki li nga xam ne moom mooy xew daal ci wax sama input li américain yi di wax sama input mooy sama xalaat sama faram fàccee moo di Amérique fan yii yëpp dafa am mbooloo mu bare mu jóge ci Amérique du Sud waaye li particulier ci biir mbooloo mi àndandoo di forcer pour dugg biir frontière u États-Unis ni nga xamante ne noonu la africain yi di forcer ngir bëggi dugg biir Europe ñu leen di kale Maroc waaw wala ñu leen di kale bu ñu demee ba dugg ci biir réew mi ñu jàppaat leen di leen dugal ci ay foo xam ne fa lañ leen di jéem a processer pour mën leen delloo si seen réew wala ñu leen di surveiller wala ñu tasaare ko ci Europe bi ku ci nekk ñu jox la groupe boo xamante ne fa ngay nekk noonu la nit ñi defee une invasion aux États-Unis xam nga àdduna bi dafa doy waar goo xamante ne maanaam le succès dafa mel ni ci tubaab yi rek la war a nekk te tubaab yi boo xoolee c'est une minorité soo ko defee par rapport à la population mondiale waaye lépp lu baax fexe nañu ñoom ba créer benn atmosphère boo xam ne lépp lu baax loo xam ne dañu ne lii baax na non seulement ñoom ñoo koy yelloo waaye ci ñoom lañ koy gis dañuy fexe ba préserver ko benn race bu doy waar la ñoom xam nañu ne ay minorité lañu ñu daal di booloo li luñ suñu olof di wax naan mbooloo mooy doole ñun mbooloo lañu mais booloo wuñu ku booloo rek moo la mën ku booloo bu songoo daaneel la booloo moo tax nit di domte animaux yi di leen dugal ci ay zoo di leen defloo li ñu bëgg booloo moo ko waral ñoom dañoo dispersé daanaka ki la gën a booloo moo la gën a nite moo la gën a ànd ak li yàlla may nit parce que yàlla li muy différencier nit ñi ak animaux yi mooy lu nite ki li mu def ci nit ki muy xalaat conscience am te loolu conscience boobu bala ngay mën a dominer toutes les autres créatures da ngay def li ñuy wax booloo
mooy da ngay boolo sa bopp mooy da ngay dajale sa bopp xam fi nga ne xam yaay kan xam li nga mën xam li nga bëgg xam fi nga bëgg a jëm nga ànd di ci liggéey loolu mooy booloo du ñëw rek ñu àndandoo nekk groupe déedéet booloo da ngay mën a définir sa bopp sa position géographique sa conscience naka nga ko dajalee lan nga bëgg a doon fan nga bëgg a jëm loolu mooy booloo daal di teg nag stratégie yi la ciy yóbbu ñoom tubaab yi loolu la ñu def ba tax na bépp culture bu ñu dem jës la fa rafet dañu koy jël te ñoom seen bon dañu koy nëbb du ngeen gis mukk seen presse yi di génn sur le plan international di wili pande seen waa dëkk te lu bon lu nekk fa lay amee accident yi gën a spectaculaire fa lay nekk des fois doo ko sax gis ci télé international yi doo ko ci gis dañuy contrôler seeni information waaw dañ koy contrôler léegi nag loolu moo waral ñoom ñuy progresser ndànk-ndànk di dem seen yoon loolu moo ko waral bu ñu bëggee faju ci ñoom la ñuy dem ndax ñoom ñoo booloo organiser wu ne daal faju bi dañ koy defee nii ak nii ak nii ak nii ba tax na yeneen race yëpp saa yu ñu jaaxlee rek ci ñoom la ñu jëm te pourtant boo dëkkee ci ñoom da ngay gis seeni faay waaye duñu ko wan ku dëkkul ci ñoom ku nekkul ci ñoom doo gis seeni faay c'est une race très organisée léegi tax na nag yeneen dëkk yi ñoom li nu manqué yëpp fexe nañu ba créer aussi situation boo xamante ne loo mën a am ci àdduna soo leen ko jaayul wala joxoo leen ko du am valeur ñun mën nañu am sax lu am valeur gis nga bu ñu doon lekk ay lekk fonde tubaab bu demee ba tant que tubaab créé wu ko rek maanaam tant que tubaab accepté wu ko rek di ko lekk rek jàpp nañu ne fonde baaxul booy lekk cere tant que tubaab demul ba bind ne cere am na njariñ rek nga defe nga ne cere baaxul loolu mooy li ñu joué ci conscience nit ñi ba nit ñi lépp lu ñu am ci lu baax ci ñoom la ñu koy bëgg a yóbbu pour am lan reconnaissance boo doonee borom xam-xam tant que ñoom accepté wuñu la indi la seen université comme visiteur professeur visiteur wala ku def speech moo tax gis nga ku dem ci ñoom wax rek da nga koy tiitaroo sa waa dëkk lu ñu la jox doole ñoom bu ñu la reconnaître rek wala ñu invité la rek maanaam yow jàpp nga ne amuloo xam-xam jàpp nga ne yow amuloo benn prestige brainwash boobu la ñu def ci ñëpp te kenn amu ci exception nag ñi ciy jéem a génn ñoom la ñuy commencé di sóoraale ndànk-ndànk fu mu toll nii mooy bañkat yu mag yi ay Russie dégg nga ak ñi nga xamante ne ñooy Chine boo xoolee les 5 plus grands ñaar ñooñu rek ñoo ci ñuux Pakistan ngi góorgóorlu Inde ngi góorgóorlu malgré seen population bu am doole bi mënaguñoo dugg carrément waaye ñu ngi góorgóorlu léegi nag loolu tax na nit ñi suñu jaaxlee tamit ci frontière yooyu la ñuy dem dama mës a lire benn mémoire fii ci suñu université bi waa ji bind ko gis naa sax benn article boo xamante ne bu similaire bu ñu publier ci Washington Post mooy the invasion of illegal aliens mooy invasion boo xamante ne nit ñi amul këyit ñi ñuy wooyee illégal immigrant da nga lañ koy waxee sax les immigrants illégaux ñi nga xamante ne légalement dugguñu ci dëkk am visa wala dara ñu ci doon bind ne day yàgg rek waaye Amérique du Sud wala Caraïbes bi dinañ mos a booloo bët songu Amérique mel ni kuy guerre pour dugg fii ndax am lu ñu lekk ndax ñoom fu mu toll nii dañuy dugg ci réew yi jël li ñu soxla emmagasiner ko ba nga xam ne fu mu toll ñoom mën nañoo toog ay 15-20 ans duñu lekk du ñu ñàkk lekk Amérique li muy bëgg pétrole denc na pétrole boo xamante ne mënoon naa toog 30 ans monde bi ñàkk pétrole te moom du ñàkk pétrole mooy essence wala gaz wala lu mu mën a doon dañoo bàyyi seen réserve ñoom di dem di jënd ji parce que am nañu xaalis ñooy print seen xaalis kan mooy contrôler koo xamante ne mooy print xaalisam kenn
ana kan moo leen di contrôler bu ko defee ñoom ñooy génn print seen xaalis dem jënd lu leen neex léegi nag toll nañ ci situation boo xamante ne waa Haïti nga xamante ne dëkk bu diñ amuñu dara fu mu toll nii dañu leen a seetaan ñu sonn di vuduwante di rayante di xiif tremblement de terre di fa ñëw de temps en temps ak ndox mi di ball di fa ñëw de temps en temps ñu sonn lool ñoom ñëpp dajaloo nañu nag ànd ak ñi nga xamante ne ay hispanique la doon des fois doon ay waa Mexico ay waa Paraguay ay Brésil ñoo daan ànd ak seeni doom yi di ñëw ci frontières yi di fa toog ba bañuy am occasion jàll rek ñu daal di jàll léegi nag ñooñu ñoo ñëw fii tey songu Amérique def benn invasion boo xamante ne ay fas la ñu mujj indi ay nit ñu nekk ci ay fas ñu leen di baare ci Rio Grande ma nga nekk ca Texas gars yi ne ñoom daal dañuy traverser rivière bi séparé Mexico ak li nga xamante ne mooy Amérique bis bu nekk te foofu yoon la boo xamante ne ba tey gaa ngi fay dugg malgré désert bi malgré tàngaay bi ak ñàkk ndox bi ñoom ñu ngi dugg xam ne loolu doy na waar lu doy waar la léegi nag loolu du lu bees waaw du lu bees ci Amérique te yaakaar nañu ne nag kanam la jëm fu mu toll ni yenn républicains yi nga xamante ne ay chauviniste lañu dañoo ñoom bu ñu tiire woon ci ñooñu rey leen sax ñoom dañuy applaudir ñeneen ñi nga xamante ne ñooy démocrate ñoom ñu ngi wax ci manière bi nga xamante ne ñooñu songoon nañ ko xale yi di leen di gaañ ay xale ay jeu la rek ay jeu soo demee CNN ñu ngi mel ni ñoom ñu ngi xaw a maanaam ni ñuy traité émigrants yi dafa xaw a doy waar nga dem Fox News ñuy applaudir ne lii du yoon maanaam Joe Biden moo feel maanaam moo faillir à sa mission de protéger les États-Unis c'est des sujets politiques fu mu toll ni boo duggee biir Amérique bu loolu weesoo nag xam naa du ma ci mën a sori ndax damay sóoraal sama gan gi mënoon naa ci def émission bi yëpp ci loolu waaye dama koy yemale fii dama bëgg a dem ñu déglu benn élément rapidement daal di dellusi bu ñu dellusee ma dugalaat beneen élément ñuy doog a dalal sunu gan gi ñu déglu kii nga xam ne moom la ñuy wax Karim Gueye ñu xamee ko ci turu Karim Xuuxa. léegi Sonko li mu wax dégg ngeen ko déglu leen ko. man la question que je me pose mooy yaa xayti ngir jëmmi Seydina Mohamed ndax Sénégal am na koo xamante ne nii nekk na si projet bi gëm projet Pastef gëm idéologie bi ànd ci yéene Sonko jàmm bëgg mu nekk président Sénégal ba pare muy wax Sonko dëgg quoi est-ce que am na yaa xayti kon Sénégal amul kenn ku ànd ak projet bi kuy wax Sonko dëgg quoi parce que erreur yi Sonko di def nii mais lii c'est très grave ci koo xam ne il aspire à être le président du Sénégal sama gars yi dañ waxante dëgg quoi ñun ñëpp nous soutenons Y'en a marre bu ñu indi amalgame man dama ni il faut ñu xamal Macky Sall ne koy nous sommes tous des Y'en a marristes et que Y'en a marre mi ngi existé ba tey et que dañuy wax waa Y'en a marre que ñun dañuy sauver Y'en a marre ñun ñëpp dañuy ànd nekk Y'en a marre parce que idéologie Y'en a marre ak principe bu Y'en a marre am na benn Moussa Fall wala benn Taïga wala benn je sais pas beneen membre Y'en a marre boo xam mi ngi nekk ba Fongolemi mi mais gëm idéologie Y'en a marre di ko xeex di ko défendre Alioune Sané nekk gëm Y'en a marre gëm idéologie bi di ko xeex ak principe yi moom ay textes yoo xam ne c'est verrouillé yu intangible dëgër këcc yoo xamante ni ci sentinelle de la démocratie la aju ak ay principe nouveau type de sénégalais mu nekk loo xamante ni ñun ñëpp ko gëm mu nekk lu am solo Y'en a marre dañ ko war a sauver waruñu bàyyi Macky Sall muy jaar ci diggante ay erreurs yu ay membres Y'en a marre di def pour rendi Y'en a marre Kilifeu ak Simon dañoo fute mais kuy dem di soutenir da ngay dem nga soutenir Y'en a marre parce que opinion internationale Y'en a marre lañ xama ay frappe ak ay nitu dëgg ak yëpp tubaab bi xamuñu leen de tubaab bi Y'en a marre lañ xam te loolu mooy crédibiliser activisme Sénégal donc Y'en a marre am na solo niveau international géopolitiquement Y'en a marre day sauver Sénégal ci activisme donc ñun ñëpp dañu war a jàpp ci Y'en a marre Y'en a marre su daanoo ñun ñëpp ñoo daanu Y'en a marre su daanoo benn activiste dootoo amati dara loo wax ku yaakaar ni tey Y'en a marre daanu yow moo lay arrangé parce que tu n'as pas compris en réalité parce que rôle bi ku nekk am na rôle booy def ci activisme bi lii réew la combat la kon dañuy soxla sooklu ku nekk mais dafa am mais bu ci nekk mais bi mooy lan Ousmane Sonko su demee conférence de presse Y'en a marre mais na défendre Y'en a marre na défendre idéologie Y'en a marre mais dem ba naan nag dossier bi dara nekku si non mais loolu c'est grave dossier naan le dossier est vide
dem ba naan ay kilifa nee na ma ñoo ko déggandoo quoi ay Bassirou Gueye dafa ne ko nangam Bassirou Gueye dafa ne ko nangam mais kilifa mën na ko wax loo xam du dëgg pour se rapprocher de lui mais homme d'état du nettali ay waxu nekk quoi ci média ñëpp di la seetaan àdduna bi di la xool mais Sonko est-ce que xam na dëggantaan lan lay peser est-ce que Sonko xam na moom wala parce que Sëñ Abdou Lahad dafa am lu mu wax dafa ne say waxu démb dafa war a méngoo say jëfi tey ma ne Sonko wax leen ko dëgg ay waxam mi ngi commencé jiwaarloo ki jëfam parce que acte bii mu def ni acte bu doy waar la kenn du ko wax quoi personne n'ose le dire kenn du ko wax quoi parce que ñun Sénégal daal dañu bañ ku ñu critiquer wala dañu bëgg Sonko nekk suñu xarit wala dañu saa ñu utuñ si lu dul yàlla ak yonante bi ah te ut yàlla ak yonante bi mooy wax ko dëgg def na erreur bu rëy ci li mu def te nañ ko wax te dañ koy gunge te dama ko chaque fois mais ñun duñ ko bàyyi de ci ñun lay yabee client bu mu tul yàkkale parce que erreur yu mel nii Sonko waru ko def Y'en a marre ci boppam sax jëluñu yenn engagement yi Y'en a marre ci boppam ñoom yenn wax yi sax waxuñ ko yow nga ñëw bëgg wax lu ëpp li Y'en a marre waxul mais fekkee kilifa sa xarit la mais loolu si yéen ñaar la ça n'a rien à voir avec mais Sonko dafa war a xam ne léegi moom leneen la beneen statut lay représenté moom mooy représenté peuple bi moom il aspire à être le président du Sénégal moom du moom moo war a taxaw di wax ay procureur bi lii la wax procureur kilifa ñëw na ñaari yoon sama kër day ñëw chaque fois sama gàlle mais suñu yoon si loolu Sonko dafa war a xam moom mooy kan dafa war a xam lan lay peser dafa war a xam fan la war a taxaw parce que Sénégal warul nekk affaire gang ay waxal ma sama ginnaaw après moo fomp maanaam ragal ma sama ginnaaw après nga ragal la sa ginnaaw pour lan loolu bi Sénégalais yi di jug bi kilifa di ñëw ci moom di ko fekk si fi mu nekk bi Y'en a marre di jug ñëw fekk moom problème Y'en a marre ànd ak moom ñëw di ko soutenir ci problème Adji Sarr yi parce que Y'en a marre dañoo jàpp ni injustice moo taxoon loolu moo taxoon Y'en a marre ñëw fa Y'en a marre ñëwuñu foon affaire copinage indiwu leen fa dañ fa ñëwoon pour gis ni Macky Sall day abusé ba pare bëgg rey bépp adversaire politique day loolu moo tax Sénégal yëpp jug te dañoo gëm ni injustice moo taxoon moom la injustice la doon dund moo tax Sénégalais yi jug mais attends mais moom il faut mu bàyyi di demee émotion quoi il faut mu bàyyi di waxee par amitié ay relation sentimentale ay sama xarit la ay si ñu taajal ñu bool Sonko buy wax àdduna yëpp koy dégg Sonko moom na xam ni moom moo tax sëriñ si dugg ci politique moo tax sëriñu daara yi dugg ci politique moo tax ñiy dund sunna dugg ci politique moo tax parce que Sénégal dañu décoration ci politique mu ñëw war a indi transparence ne day indi day xeex injustice ne day xeex escroquerie kilifa ak Simon dañoo fauté dossier bi viddul du dossier bu vide Y'en a marre jotewul ak kilifa ak Simon ils ont fauté ils n'ont qu'à payer que justice soit faite léegi nag injustice buy am ci ñoom li ngeen di àttee loolu leneen la mais quant à dem nag ba taxaw ci yenn position yi loolu du waree fu Sonko quoi Sonko parce que wax leen kii dëgg temps yi bàyyi ngeen Sonko mu mel ni fas bu rëcc c'est pas normal gars yi dëggu leen quoi ci idéologie bi ñu boole ñun ci principe ak projet bi ñu boole dimbali leen waa ji ngeen bàyyi ko ngeen wax ak moom quoi dëgg arrêtez de lui jeter des fleurs nit kese la day juum d'accord naa relation sentimentale c'est normal en tant que nit en tant que être humain xam nga en tant que être humain mën na am xarit ñu nekk xaritam mu am problème xam nga mu ñëw taxaw soutenir ko et tout d'accord mais pas nag mu yegg ak foo xamante ni waa Y'en a marre sax yegguñ fa ñun ñëpp nous soutenons Y'en a marre mais nous soutenons pas Kilifeu et Simon parce que ils ont gravement fauté donc nañ sauver Y'en a marre mais nekkuñ fi ne day comme sama xarit la rek sama waay la dañoo seet si ma ñaari fan chaque 2 jours mu seet si ma sama waay la rek alors def na erreur non dossier bi dafa vide dossier bi kenn mënu wax la ma kenn mënu wax dossier bi am na lu si nekk mais loolu du kàddu Sonko quoi ñun xaaruñu président bu ñëw Sénégal suba pour nekk fi jël ay xaritam Y'en a marre ay du moins Macky Sall ay xaritam ñoo nekk ci pouvoir bi dossier Mamour Diallo bi parce que Mamour Diallo xaritu Macky Sall la Mame Mbaye Niang dossier parce que Mame Mbaye Niang xaritu Macky Sall la ay Abdou Mbow ñi yëpp parce que ay xaritu Macky Sall la moo tax ñuy jàpp yenn dossier di ci def Macky Sall di ci teg tànkam di yoo xam ne dossier yoo xam maa teg sama tànk mais kon moom su nekkee président bu lii amoon donc moom da ciy teg tànkam quoi parce que ku nekk li nga gisee li nga ëwlee ah loolu la fi jote wane te waxuñu woon lii moom waxuñu woon lii quoi kan mooy jël responsabilité jàkkaarloog Sonko ne ko mais sama waa ji xoolal yi ngay wax na say wax yi démb méngoog say jëfe tey parce que jëf mooy natukaay wax te mi ngi wàcc yoonam te li mu def nii du yoon ñun ñëpp nag ñu soutenons Y'en a marre bu gars yi def amalgame. voilà mbokk yi damay dagg kii bi xam naa ni yéen ñëpp sax déglu ngeen ko mais kii man je ne le connais pas personnellement mais je me retrouve dans ses propos vraiment gën naa koo fonk nag de sama cofeel maa ngi ko doon suivre de loin xam nga gars yi tamit des fois dañu bëri ay kàkkatar mais kii je le suis et je vois de la consistance dans ses propos moom dafa mel ni dëgg rek lay seet waaw dafa mel ni dëgg rek lay seet te lii mu wax moom la ñëpp di gis di noppi
incha allah suba dinaa ci wax sama input incha allah suba bu soobee yàlla dinaa ko playaat dinaa wax li ma ci xalaat parce que gis nga erreur bi nit ñi di def mooy bëgg a dugg ci mbirum clan que ni gouvernement boo demee ba ne gouvernement saay-saay la yow nga ne da ngay fustiger liggéey bu bon bu muy def yow da nga war a fexe ba lu bon loolu muy def yow bu ko def parce que boo ko defee nit ñi comparé la ak yow moom li muy def moom mu yore armée yore police yore ay milice mën a yónnee jàppalu la wala fenlu ba ñu taqal la mën laa rey wala mu faagaagal la dootoo am trace kooku da nga war a set goo xamante ne bu ëllëgee lu ñu la tudd rek nit ñi weddi ko mais moom laa doon wax barki démb ci altine bi bu ñu tegalee vidéo su ñu la diw def na nangam nga koy weddi buñ la andilee vidéo nga gis ko mu koy def naa jaratul explication quoi dañuy waxante dëgg rek ak loo parce que ñii nga xamante ne ñoo bëgg a yàq remplacer saay-saay si ñu jiite mais faw ñu góorgóorlu ci set tuuti quoi soo dul woon sellal sax commencel sellal boo dul woon sellalal léegi nii boo doon sàcckat bàyyil sàcc soo doon fenkat bàyyil fen soo doon workat bàyyil wore parce que loolu yëpp yàlla mi ko tere ku ko bàyyi mu fay la parce que xam nga yàlla moom juumul moom dafa teg ay guidelines yoo xamante ne soo ci tegoo rek yegg ci yoon wi moom daf ko tracé kenn du réer mën nga ci wéet nag mais da ngay yegg maam Abdou Aziz nee na woon maam Abdou Aziz Dabakh sunu maam ju baax jooju mënoon wax dëgg te wuteeg ñi fi nekk tey nga xam ne du ñu wax lu dëgg dañuy calculer daan na wax ne Sénégal toll na foo xamante ne boo dee wax dëgg di nga mel ni ab sax wala gunóor bu ñu dugal ci biir bouteille vinaigre tëj la fa di nga fa wét lool waaye ku gëm loolu te gëm dëgg gëm na yàlla am na te alaaxira am na xam nga gars yi gëm nañu ne dee am na mais leur seul problème mooy gëmuñu ne bu ëllëgee dinañu yeewuwaat ci kanamu yàlla quoi te loolu dof rek moo ko dul xalaat ndax boo xalaatee sa bopp fan nga jóge xamuloo fan nga nekkoon xamuloo ci yan condition lan la créé war ngaa gëm ne ni nga jekki-jekkee rek ne putt ci àdduna bi noonu lañ la mën a jekki-jekkee nga ne putt àllaaxira jàkkaarloog sunu borom ni ñu demee bay print xaalis di la wax ne xaalis bi boo ci amee lu bari loo bëgg am ko ci àdduna bi kër yu rafet oto yu rafet boo ko gëmee bu ñu la waxee ne xasanaat mooy maanaam ay tuyaaba bu ëllëgee mooy doon sa alal ci beneen monde war nga koo gëm moo tax kon yi rek ñoo ko dul gëm parce que yàlla borom xel yi lay waxal nag te sunu àdduna bi wax dëgg yàlla dafa bëri ay kon te kon yi mooy ñi nga xamante ne gëmuñu yàlla te gëmuñu ne dee dañ koo gëm parce que xamuñu fu muy jóge loolu moo tax gars yi gëm ko xam ne c'est une réalité bis bu nekk ñu jagatee seeni mbokk wala seeni amour di gas ci suuf di ko fa suul loolu rek moo tax ñu xam ne c'est une réalité ak feebar ak tëj kaso yooyu xam nañ ne c'est une réalité waaye dekk jàkkaarloog borom bi ba tey kon yi mënaguñ koo gëm nit looy xeex nang ci ànd ak dëgg boo ci commencé dugal ay fen rek da ngay commencé forox soo ci saxee rek daal di nëpp nag loolooy réalité bi booy commencé fen yi rek commencé xasaw di forox mel ni ceeb bu ënn gars yi nañu def politique bu sell waay déema jubal tey wax dëgg quoi bàyyi affaire égo yi xam nga politique li gën a bon te tubaab andi ko ci mooy égo mais boo demee ci politique gu l'islam nga jàng Khalifa Omar mbirum démocratie bu bari mën nga ko faa jàng billahi yàlla xam na ko lu ànd ak dëgg du ànd ak fen du ànd ak propagande du ànd ak éliminer sa adversaire du ànd ak wooraate mais cette politique occidentale qu'on nous a inculqué ne nous mène que vers l'enfer ay égo rek sa égo lay kii quoi man maay diw bu subaa incha allah bu sooba yàlla dinaa ci def sama xalaat sama waxtaan dinaa ko jox amoon naa benn élément bu mu bëggoon a teg waaye xam naa dama koy mujj xaar ndax waxtu wi nga xamante ne moom la ñu waxoon ne dañuy jël sunu invité bi ñu war a invité tey war a waxtaan ak moom muy
président Abdoulaye Fall Mao moom la ñu war a dalal tey ci sunu émission fii ci sunu kër FM la radio africaine de Los Angeles la radio des émigrés la radio de la diaspora ngeen fii dégg émission bu ne macha allah ba Hausa yi sax dañ fiy def émission ñu dalal ko daal di waxtaan ak moom asalaamualeykum Abdoulaye Fall Mao. maaleykum salaam wa rahmatullah que Dieu garde vous donne la paix. amin yaa rabal alamin ñu am mbégte bu rëy di la dalal tey ci sunu émission tey jii di mercredi le 22 septembre 2021 nga doon président du parti politique Alliance patriotique Jambar pour la République est-ce que mën nga ñu def présentation ci sa jëmm ji boo xamante ne koo xam ne mosulaa dégg ñun xam nañu ne yaa nekk Thiès yaa ngi Thiès sa parti fa la ali kiiwam nekk nu mu tudd siège am nekk mais koo xam ne mosula dëgg te nekk ci diaspora bi bëgg a xam kan mooy Abdoulaye Fall Mao lan nga koy wax. waaw Abdoulaye Fall Mao daal Sénégalais la citoyen la rek citoyen bu tuuti nag bu dékkul dara boo xam ne bii lépp ko gën waaye daal bokk na ci citoyen yi nga xam ne daal jikkoo daal éthique ak moral daal lay prôné. Abdoulaye Fall Mao nag man maa ngi tudd Abdoulaye Fall Mao maa ngi dëkk bu ñuy wax Njanjaar Maxa Fall à 70 kilomètres de Thiès dëkk boobu moo lay wax dëkk bu ñu tudd Pays. Pays boobu foofu la Lat Joor Pays mooy tribunal ci olof. dëgg la Pays moom la ñuy wax tribunal mooy fi ñu daan attee. waaw boo xoolee waaw fi ñu daan attee muy Njanjaar Maxa foofu laa dëkk. ndeysaan fa laa juddoo. fa la 33 damel yi nga wax yëpp. bu dee fukk juróom-ñeent foofu lañ juddoo. ndeysaan ci dëkk boobu lañ juddoo foofu laa juddoo. man nag damel Mao Ngoone lañ ma tuddee. ndeysaan sama baay wax ni il faut ñu dool ci Abdoulaye sama wax ni il faut ñu dool ci Abdoulaye Fall bi. Abdoulaye Fall bi ñu ko bëggee doole dañ ni kat nañu jël doomu Cheikh Ibra Fall. mooy Abdoulaye Fall Ndar. duppee ma ko. waaye nag sama maam ni daal damel Mao Ngoone moom mënut a dañ moo tax ñu naan Abdoulaye Fall Mao. bi ma juddoo Njanjaar Maxa. am juróom-benn weer sama yaay gaañu. ndeysaan yàlla ko yàlla xare ma am fukki at ak benn sama papa gaañu. yàlla leen yàlla xare àjjana. sama ndijaay ak sama maam yoroon ma. ndeysaan maam boobu ma yoroon Ngoone la tudd Ngoone Latiir. ndeysaan Ngoone Latiir boobu moom lañ duppee Ngoone Latiir Fall. ñu may wooyee Mao Ngoone Latiir Fall. ndeysaan yar boobu ci lañ ma yar bi ma jógee foofu bi ma amee fukki at. bi ñooñu amee problème sama maam gaañu. ma nekk ak sama ndijaay. duggee école bu ñuy wax Cil Maxambaakol fa laa duggee école foofu la Joor daanoo. ndeysaan Cil Maxambaakol yow de mbokk Amadou Diop waaw foofu laa duggee école. bi fa ñëwee ma ñëw Ngaay bi ma jógee Ngaay ma ñëw bi ma defee ba 3e. ma ñëw Njaañ kii Thiès. bi ma ñëwee Thiès ma am fukki at ak juróom-ñett. ma dugg armée. bi ma duggee armée. ndeysaan 18 ans waaw def fa 18 ans def fa fukki at ak juróom benn weer. 15 ans bi may génn 15 ans 6 mois ak juróom benn fon. bi may génnee armée ñu jàmm ma Casamance ma nekk invalide militaire. ndeysaan ma natt armée comme duutuma avancé. naa bàyyi armée. ma démissionné. bi ma démissionné yàlla jàppale ma dem dugaat nag ci école dem jàngi. mais avant may bàyyi armée fekk na dem naa dugg benn école bu nekk Dakar bu ñuy wax IFP institut formation professionnelle. maa amee brevet technique supérieur en marketing vente la publicité et la promotion de vente boobu maa ngi nekk militaire. dëgg la ñu ne waa militaire bi lu muy jàngee affaire yu jaay ak jënd. parce que boobu xam naa fu ma jëm. bi ma génnee foofu ma dem ci benn école bu ñuy wax école représentation commerciale à distance boo xam ni mi ngi nekk France. école nationale de représentant commercial bu nekk France ma inscrit foofu aussi. cours à distance. ba am fa brevet technique supérieur. macha allah. bi fa jógee nag ma ñëw nag dem benn service bu ñuy wax ENDA Tiers-Monde. ENDA. di fa liggéey ba yàgg daal ma ne man nag kenn warutuma yilif. daal mën naa créer sama entreprise ma créer sama entreprise. yaa dem inscrire waat ci beneen école. bu mag boo xam ne bëgg ma joxe turam fii. ba am fa licence. développement communautaire. bi ñuy nekkee promotion licence développement bi ñu def fa ñetti at. booba ñu ngi nekkoon 35 personnes ñoo fa nekkoon ci promotion bi.
yàlla def na man maa jël 2e. ndeysaan macha allah. Il y avait des enseignants, il y avait des militaires et des policiers, il y avait des éducateurs, il y avait tout ay enseignants ay professeurs yoo xam ne dañoo bëgg a changer branche jàngale loolu ñu jàng développement communautaire yàlla def ma jël place boobu bi ma lépp ma doon def nag man 2001 laa jëkk a nekk candidat député ndeysaan bi ma nekkee parce que damaa nekkoon ci Reste les Verts nekk les amis de la nature ñoom foofu lañ ma gisee woon def ma candidat député 2002 wax ji bari lépp ban bi may nekk candidat député léegi yàgg na foofu nag ma yàlla joxe benn image benn perception waaw nii kat comme ma dugg naa ci politiciens yi te nii ñu yore politique xam naa ko kon baal ma dem def politique ma dem dugg parti démocratique sénégalais yàlla def na ma liggéey fa la mu fa a liggéey nag lu ne nag dig nañ ma ko foofu nag wax dëgg yàlla Abdoulaye Wade nekkoon gor nekkoon fula am fayda boo ne ma xam ni ku bëgg a liggéey rek la man te man bokkoon naa ci ñi nga xam ni démocrate Sénégal parti démocrate Sénégal ku bëgg a nekk ministre sax ñu bari dëkk Thiès ñu ngi may dégg dañu doon sax pour man ma dimbali leen pour ñu nekk ministre ñu jàkkaarloo Karim Wade wala ñu jàkkaarloo Abdoulaye Wade man boobu maa ngi liggéey ci benn société bu ñuy wax ArcelorMittal dégg naa nekk administrateur de sécurité ArcelorMittal j'avais un bon salaire nag wax yàlla baal na ma yàlla j'avais un bon salaire ba lu ma Abdoulaye Wade promettre rek dama koy bañ parce que bëgguma ci politique may man administration laa gëm voilà bi loolu daal laa la mën a wax ni ci sama kii ma dugg ci politique nag bi Abdoulaye Wade daanoo ma ni politique kenn dutuma ci yirif boo xoolee 2003 jëm 2004 boo 44 ci coup d'état rampant waaw man ak Mahmoud Saleh ñoo créé woon APR moo APR bi boo xoolee déglu APR mooy alliance autour du président de la République booba Macky Sall moo nekk ministre de l'Intérieur booba Abdoulaye Wade avait problème avec président Idriss Seck ñun ci suñu bopp ñu taxaw man ak Mahmoud Saleh créé benn mouvement pour APR alliance autour du président de la République bokkul ak APR bi xam nga APR sax boo déggee tubaab ne APR AR la alliance pour la République AR la waaw ñoom bi ñuy créé seen parti ñu def parti yaakaar waaw Mahmoud Saleh est-ce que mu ñu def APR yaakaar à ce moment là jour la lañ tudd def bin APR yaakaar moo tax APR boobu ba tey ji dama koy récupérer parce que dama koy demandé dama koy réclamer parce que man maa ko moom yow Mahmoud Saleh foofu la APR bi jógee ñoo ko àndoon di défendre Ablaye Wade daal waaw autour de APR mooy alliance autour du président de la République mooy bi mu joteeg Idrissa Seck coow li jëm kaw mooy le coup d'état rampant waaye non ay coup d'état amu fi woon mais waaw mooy non c'est-à-dire que non coup d'état rampant da ngay boo ma laajee da nga naan lu tax le coup d'état rampant waaw lu tax loolu waaw kay parce que booba Idrissa Seck da doon jël ay mbokkam ak i xaritam ak ñi ay intellectuel di leen nommé ñooñu mu doon nommé nag ñoom la ñuy déggal duñ déggal Ablaye Wade dama bëgg mu leer waaw parce que ñi mu doon nommé Ablaye sax xamu leen moom moo jël ay xaritam ak ki mbokkam di leen nommé di leen proposé Ablaye di leen nommé su leen Ablaye Wade nommé Ablaye Wade du leen mën a commandé moom moo leen di commandé mën nga ci ñim mën nga cee lim ñenn mën naa ci lim boo ma nee lu mel ni gouverneur bi nekkoon Thiès yàlla na ko yàlla may àjjana gaañu na mën naa bañ a tudd turam dëgg la Idrissa Camara un gouverneur nan la président am problème ak premier ministre nga ni premier ministre bi laay àndal non lu wuyu ma rek un gouverneur yàlla na ko yàlla may àjjana ki jël luy garde la paix amiin nan lay nekk gouverneur administrateur de haut niveau tey président am problème ak premier ministre am nga ni man président kii laay àndal ci ma préféré démissionner président gouvernance dem ànd ak moom waa ak kan benn mën naa jox benn boobu rek benn boobu doy na mën naa jox benn boobu rek doy na waaw dëgg la léegi Ablaye Fall daanaka question yi ma bëggoon laaj sax anticiper nga ko ci sa introduction ma apprécier ko bu baax a baax ndax wax nga fi nga soqee ko wax nga li la dugal ci politique te bokkoon na ci li nga xam ne moo doon question bu ma la doon bëgg a poser ginnaaw bi nga créer sa parti politique yan mooy élection kañ nga créer sa parti politique ban année ak yan élection nga demagum 2013 nga créé sa parti politique le 16 mars laa juddu créé le 16 mars 2013 boo xoolee récépissé yi waaw sama récépissé 1611 la Abdoulaye Baldé 1612 Papa Diop
513 Ablaye Macky Sall non Idrissa Seck 1614. ah yaa leen jiitu. ñu tegaloo même si lañ ko seen ñoom ñëpp. Idrissa Seck dañoo bañoon Macky Sall bi nekk ministre de l'Intérieur dafa lànkoon ni réew mi du nekk parti. waaw réew mi waaw. ñëpp nag bi ñu déposé suñu parti ñun ñëpp ñoo amandoo parti même jour. Ousmane Ngom it da ko doon bañ. loolu moo la. moo doon ministre de waaw l'Intérieur non kii la Macky Sall la woon. ci réew ma. waaw mais Macky Sall moo doon premier ministre mais Ousmane Ngom moo nekkoon ministère de l'Intérieur. waaw mais boobu laa rek damaa dégg xam nga damaa toogoon ba Macky Sall naan wax ni ba Macky Sall di wax ni benn président réew mi moo fi am te Macky borom réew mi kenn la te Macky Abdoulaye Wade la. waaw dëgg la. waaw dëgg la léegi alliance patriotique jàmbaar pour la République. alliance des patriotes jàmbaar pour la République. alliance des patriotes jàmbaar pour la République. voilà mais dafa mel ni dafay sound militaire te dama doon def ay recherche en 2018 avant élection yi di jot maanaam état bi dafa wax ne dañuy mettre à l'écart les forces de défense et de sécurité ci mbirum parrainage candidat yi est-ce que yow ñu génn la ngay def ay sorties yu bari vraiment di ñaawlu loolu est-ce que nekkul yow sa parti politique bi da nga fa dajale ay anciens militaires ak ay invalides. ndeysaan xam nga dinaa la wax lu tax ñu créé parti bi. acca demal. ñun mënoon nañoo bañ a créé parti bu fekkee ne Sénégal dafa am légalité am équité. équité mooy ñëpp yam. mais gisoon nañ ñi nekk force de sécurité et de défense. waaw parce que xam ne dafa jóge sax dañ leen mettre en rade. mooy boo génnee armée leen dong nga mën a def boo deful police ak gendarmerie ak douane. da ngay dem nekk gardien. waaw wala garde du corps. wala garde du corps. ak yooyu nga nekk dem gardien. léegi loolu bi mu amee. ñu xool ni li fi nekk parce que 800 000 anciens militaires policiers ay gendarmes am na ci Sénégal. man maa def recensement bi. région bu ne. mu yónni fa nit ñi def recensement bi. ñu def mise en situation à la recherche de solution. gars yi boo xoolee sax 2007. kii nekk tey président assemblée muy Moustapha Niasse recevoir na ma ci pour loolu. ndeysaan. bi élection yi baas tam bind na ma lettre boo xam ne du ma ko wan nit dee ma ko gënal. waaw. waaw lu nekk ci lettre bi. man sushi non dama ni. dama ko tudd nii mais dama ko génne dee ma gënal génne ko. parce que man sénégalais la patriote la. mais wax ju rafet la en tout cas dama ni moo koy ñaaw wala moo koy rafetal man mi ñu ko jox daal xam naa ne adressé ma ko. lettre boobu dee damay gënal génne ko. am na ñeneen ñoo xam itam Sénégal la ñu bokk dañ ma doon woo. ci yeneen ma lànk kon bu ñu nee parti politique parti militaire la dañuy wax lu leen neex. ñun li ñu am ñun. ñi tey ki nekk responsable de dame ci suñu parti. waaw sage-femme d'État la. ndeysaan. ñun am nañu ay professeur. am nañu ay conservateur. am nañu dawalkat Jakarta. mais saaga mënut a paase ñun parti militaire la su ko nekkoon sax. fu mu yem neex. ndax ñun am nañu droit def politique. ndax kat da ngay jël rek bu gën a terre à terre. benn chauffeur militaire. yaakaar naa ni chauffeur bi dawal militaire bi dawal. yaakaar naa civil dax koo dawal. mécanicien militaire bu mécanicien bi dawal di def oto bi militaire bi def oto bi yaakaar naa du dax boobu. wallaay. waaye loolu nag bu loolu lépp jeexee ba bali tàkk. militaire ba nekkan mécanicien la muy doon. génn fi combattant. waaw combattant. est-ce que combattant boobu civil mën na ko. mënu ko de. kon boo demee ba man li ñu mënul ñoom. nga man li ñu mën lépp mën nga ko li ñu mënul mën nga ko. kon da nga war a def différence bi. ñaata docteur ñoo fi nekk militaire tey. ñaata professeur ñoo fi nekk militaire tey. kon est-ce que être un soldat de deuxième classe est plus difficile que être un président de la République. am déet. parce que loolu nag est-ce que Sénégal dañuy nekk la poussière de l'indépendance avec De Gaulle mi nga xam ni bëgguloon militaire def dara. De Gaulle tax jox na référence De Gaulle. De Gaulle militaire la non. wallaay le général De Gaulle militaire la woon. bokk na ci français yi gën a régler seen borom seen dëkk. dëgg la am dëgg. kon bu ñu nangu ni militaire bi man ba ñu ni ay militaire lañu mais parti politique du parti politique militaire mais militaire nag saf nañ ci sàpp xorom nag. militaire yi saf nañ ci sàpp. mais sàpp nag. donc loolu moo waral bi ñu waxee ne dañuy éliminer ñooñu ci parrainage bi ngeen yaakaar ne yéen lañ doon target.
waaw mais c'est-à-dire que un fait de droit et un acte de droit bu fekkee dañ ko ni am nga droit wote mais amul droit parrainer waaw ah doy na waar loolu lu muy lulu waaw doy na c'est injuste manque d'équité la ñun yow am nga droit wote am nga droit choisir mais amul droit choisir mais amul droit parrainer fu ñu ko teg parce que xam na ni par le sens de l'honneur à la patrie ku nekk fa nga nekk ñoom dañ lay bëgg xam nga Sénégal moo mel noonu journaliste ko yow journaliste nga journaliste yi dañu am yow ay sentiment ñu militaires yi dañu am sentiment ak militaires yi mais le sentiment peut être un sentiment négatif mais dañu am sentiment dëgg la am déet dëgg la corporation bu ne day am ay sentiment par rapport son élément loolu rek moo tax mu soxore ma mais considéré naa ko baal naa ko mais demul mais tey bu doon ñaaw ñu ni ingénieur bu ñu wax tey bu ñu ne ingénieur géologue du parrainé dëgg la est-ce que rafet na bu ñu taxoon tey ni ingénieur géologue du parrainé est-ce que dina rafet bu ñu taxoon ni ingénieur de route et piste comme Aliou Ndiaye du parrainé est-ce que dina rafet kon ku nekk nañ ko nangul ni Sénégal la républicain la patriote la bu kenn yaakaar ne yaa gën a nekk patriote sa morom te militaire yi doon parrainé am na ci ñoo xam ne sax nekkatuñu militaire mais ma laaj la benn question rapidement élection yooyu noonu élection yooyu yéen amu leen woon parrainage yi yu doy est-ce que da nga dem def alliance ak ñeneen wala naka nga demee ci élection yi 2019 yi 39 800 et quelques parrain laa man 39 832 ou ma 30 840 laa man parrain ma aw woon 7 régions yi 7 régions laa matul woon mais amoon naa man ba mu mat amoon nga ba mu mat mais 7 régions amoo minimum bi muy 7 régions yi amul aw moon 7 régions mais waaw bi ma jëlee ba ma paree dama jël tas ko ci opposant yi dama ni dama ko jël tas ko ñi may dégg ñoom waaw ñan nga targué woon ci opposant yi non xam nga dama ni ñi ma yaakaaroon ni dañuy daaneel Macky Sall Idrissa Seck ci la bokk kenn ki Aïda Mbodj ci la bokk Gakou ci la bokk Papa Diop ci la bokk je m'arrête là mais ñoom ñu may dégg parce que dama yaakaar ni ñoo war a jël seen responsabilité pour daaneel Macky Sall Aïda Mbodj ni ma du dem élection ma am mu décevoir ma trop parce que moom li ma def PDS nag ba nga bokkoon non moi je savais que PDS du am candidat xamoon nga ko bokk naa ci sénégalais yi nga xam ni lu fanaan ci administration Sénégal bi fanaan ci man macha allah ndax maa ko cultivé maa ko wane ba ña fa nekk am ci man confiance parce que maa ngi ñoom benn démb ak bëgg dem ñoo doon ànd kenn ëpp ma ci xam-xam kenn ëpp ma ci ngor te ku ma ci dimbali naa la waaw te li ma ñemee wax ñoom yi wuñu mais xam naa ne mat na ñaari at ak léegi mais ban jàngat ngay def ci PDS amul bi nga bokkoon doon ci liggéey ban jàngat ngay def bu ñu defee 2 ans retour en arrière maanaam ban jàngat nga ci def est-ce que lu avantage Macky Sall la est-ce que trahison la ban jàngat nga ci def boo xamante ne soit positif ou négatif par rapport ak notre déclaration de candidature bu PDS neutralité gis nga président Abdoulaye Wade bi mu demee que jël yi garde yu doon la paix bi mu jógee kii nu mu tudd bi mu jógee Guinée wax ni ku neex wateel fu la neex dama tiit am kersa dama tiit ba nga xam ni parce que dama daan wax ni man Abdoulaye Wade nañ ko jël rek teg ko ci benn brouette yaa ma dégg puus ko ba place de France teg ko fa ni ko waxal mu ni Ibenka rek Abdoulaye Wade nañ ko yóbbu place de France rek place de France Thiès laa wax de mais bu fekkee yow xamoon nga ko ba pare naka la lool di berté non dama ni moom laa la bëgg expliquer dama ni ba Abdoulaye Wade moom non xamoon naa ni PDS du am candidat parce que Madické Niang boobu xam nañu mi ngi dijanti Abdoulaye Wade du ko def candidat mais dañu yaakaar ne Abdoulaye Wade day choisir keneen beneen Abdoulaye Wade mënoon na choisir Sonko non mën na choisir Sonko wala mu choisir Idrissa Seck day dem 2e tour mais ba mu ne ku ne na wateel ku mu nekk te xam ne Madické Niang du candidat laa xam ne yàqu nañu dama doon wax ne ko nañ jël Abdoulaye Wade rek teg ko ci benn brouette pousse ko ba place de France teg ko fa mu ni Ibenka rek Macky Sall daanu kon neutralité boobu Macky Sall la avantage neutralité amu ci amu ci kon Macky Sall la àndal waaw parce que da nga may non waxuma dama ni Bombardier tey bu doon bëri jaawu jaal ñu taxaw ci biir terrain mu dóor Bamba jaawu jaal mu daanu
mu këdd ko nga croiser les bras yaaw jaal ba ma jéng àndal am déet dëgg la su ko yéene ba ci kaw duur suuf ñaata yoon lañu yi Macky Sall yéen duur suuf ñaata yoon bari naam bariwul kon moom tey la mu waroon def mooy ni jàpp ci loxo Macky Sall wañ loxo bi mais bu croiser les bras kay Macky Sall la àndal am déet jërëjëf may rappeler mbokk auditeurs yi ñuy déglu yëpp que ni tey maa ngi am mbégte bu rëy di dalal Abdoulaye Fall Mao di président parti Alliance des Patriotes Jambar pour la République APDR moom la ñu invité tey ngir waxtaan ak moom da nga wax ci sa présentation léegi nga ne defoon nga bi nga amee 18 ans nga dem armée Casamance nga gaañu fa ba nekk militaire invalide may saluer au passage militaire yëpp yi nga xamante ne gaañu am nañ ko ci bitim réew mais surtout ci ñi nga xam ne ñoo am ay gaañu te Casamance te sama propre frère ci la bokk ma koy nuyu au passage Moustapha Diop ci instant bi ñu toll nii am na ay militaires invalides yu bari yoo xamante ne ba tey dañuy réclamer ay indemnisation am na ci jamono joo xamante ne dem nañu ba booru palais di def manifestation seeni moromu militaire ak ay policiers duma yu metti mu amaat ñeneen ñoo xam ne demoon nañu ba biir Médina baare tali bi di ko taal waaye ñooñu bi policiers yi ñëwee dañoo fekk ay nit ñu wër ñu am doole ñoo xamante ne mënuñoo xeex ak ñoom ñu négocier ak ñoom yow en tant que ancien militaire ak ancien militaire invalide nga yore tey parti politique est-ce que am na benn liggéey bu particulier boo xam ne yaa ngi koy def ci pour ñooñ sa ancien combattant yi nga xam ne yéen a àndoon. xam nga loolu nga wax noonu man association nationale des invalides militaires laa bokk yor naa fonction bu ne. ci nga bokk ok. man ci laa bokk te yor naa fonction bu ne bu dul président bi. nekk naa secrétaire général nekk naa premier vice président nekk naa fa lu ne. doon leen dimbali ci ay moyens yu ñuy liggéeyee. mais bi ma demee ba dugg ci politique te association apolitique la. bëgguma dégg ñu ne militaire dañ leen dajale pour def la politique. damay écarté wu di leen jox ay conseils mais du ma leen dugg di impliqué directement. waaw mais benn parce que ku xam Macky Sall la xam ni. ku xam Macky Sall la xam ni. bu lay wut fopp la mën a jaar rek par manque éthique ak moral rek dala fa jaar ba toroxal la. man si mu ci préparé en conséquence. ba xam ne moom du ma mën a jaar fenn. daa la wax benn anecdote bala ngaa continuer. 2012. Serigne Mbacké Ndiaye. daa waxoon ni Idrissa Seck dafa woo militaires yi pour ñu xeex ak Ablaye Wade. rappelé wu. man mi maa ko te man nekk PDS ba pare ni ko da nga wax li wax du dëgg. man maa ko contrecarré ni ko wax du dëgg wax Ablaye Wade kii wax du dëgg amul. loolu ma doon bañ ci Ablaye Wade laay bañ ci keneen ak keneen. militaire la. nañ ko jox li mu war a am mu def li mu war a def. mais dañ ma pas considérer des militaires invalides ñoo xam seen tànk dafa dagg ñii seen ñaari la tànk dagg ñii seen ñaari loxo ñii fu ñu tëgg duñ fa def lu ñu def seen jabar la ko def wala seen doom ñu bàyyi leen en rade di jël ay jabaru ambassadeur yu ñu jox ay 500 000 francs par weer ñu bàyyi ay député ñu jaay ay passeport diplomatique bàyyi militaires yi nga xam ne ay invalides yoo xam fu ñu tëdd fa jóg di fa jógee c'est du n'importe quoi loolu nag su ma ci continuer di xeex du continuer di ci xeex di ci wax Macky Sall man na maa écarté ci ñoom ba xam ni toroxal ma te du ma ko nangu man j'ai dit lu leer lu clair amul benn policier boo xam ne war na am na ngor bu la fulla ak fayda bu di dóor ay militaire amul duñu leen dóor mais ils sont obligés de faire leur rôle nañ leen ko nangul nañ nangul ni boo xoolee invalide yooyu am na ay policiers nga ca biir ay gendarme nga ca biir ay douanier nga ca biir tëdd yaa may dégg mais policier bi ñu ko ne defal lii da koy def parce que bu deful loolu nekkatul policier su deful loolu nekkatul militaire dañ ko nangul pays bi république la soo fàttali ko rek bëkk démb fii Guinée gii waaja fa nekk bëkk démb da doon def rey dafay ay nit n'est-ce pas vrai ou faux par ordre du président Alpha mais bi renversement de la situation jotee def na ko am déet dëgg la yaa ngi bi renversement de la situation jotee def na ko militaires yi li leen di tànc dañ ko war a def bu fekkee légal na laa wax nag bu fekkee légal na parce que un ordre doit être un ordre extrêmement légal et précis si l'ordre si l'attendement est monotone la subordonné a le droit de apprécier
ni baax na am baaxul su baaxul na jël ay responsable bañ ko exécuter. ci loolu laa bëggoon a jëm sax da ngay anticiper lu bari nag ci question yi ma la war a laaj xam naa da nga cee yàkkamte yegg. ndeysaan loolu laa jàpp ndeysaan mais rafetlu naa ko baax parce que en tant que ancien militaire boo toogee tey nga yore parti politique li ëpp ci li ñuy gis ci Afrique mooy da ngay dem ba da ngay nekk militaire boo renverser pouvoir bi ci ngay doon sumeeku doon un politicien. yow nga nekk un ancien militaire jotagoo pouvoir nga soppeeku nekk un homme politique boo xoolee ci région bi li fi xew ci fan yi ñu génn wala weer yi ñu génn ca Mali ancien légionnaire bu nekkoon ci légion bu France bi ñuy dajale militaire étranger yi moo ñëw jël nguur gi ñu dellu si fii bërki démb kii nga xamante ne moom moo di Doumbouya colonel bi ñëw jël nguur gi yow soo nekkee militaire nekk politicien ban appréciation ngay def ci situation boobu noonu. xam nga ce qui est extraordinaire. Sénégalais yi duñu ràññee un légionnaire un militaire un soldat. lu leen di différencier. Légionnaire n'est même soldat le légionnaire n'est même pas soldat de deuxième classe. Ah bon? Oui boo demee légion française exemple. 80% yi defuñu armée. dëgg 80% yi duñu ay am nationalité française. lu leer laa la wax. dañ leen di recruter rek da ngay ñëw recruter. dañ leen di recruter nii daal Jean Djiba wax nañu ko fii semaine passée lundi. waaw non la ma ni man en 1985 je devrais être un légionnaire. parce que boobu je travaille avec l'école de l'armée française ENOA laa nekkoon école nationale des officiers d'actifs. nekk grade de contact foofu. nekk compagnie support amoon ay mag ay chef yoo xam ne ay tubaab la ñu doon liggéey ñu nekk direction des études. préparé woon nañu ma ne pour yóbbu ma légionnaire. mais comme man problème bi ma am ak Afrique problème bi ma am mooy problème mu deret la am. yaa may dégg. waaw ñu ngi lay dégg. moo tax de moon légionnaire. mais légionnaire être un légionnaire ça veut dire vous êtes un militaire. non c'est-à-dire que loolu lépp dañ ko war a régler parce que mënoo nekk un légionnaire n'est même pas soldat de deuxième classe il y a une grande différence entre un légionnaire et un militaire. ce qu'il a fait est extrêmement bien pour la Guinée. parce que ka fa nekk li mu xam nga man musuma distingué damaa amoon problème ak Alpha problème bi ma Alpha bu nekk bitim réew patriote la patriote bu nekkee réewum dictateur la oui su nekkee Europe c'est un grand patriote il défend la Guinée totalement et entièrement mais bu duggee dëkkam devenir un baron on dirait le baron qui est avec son sang de cannabis canne à sucre là canne à sucre ñu torturer éléments yi loolu la foofu la toll mais xam nga ci olof dañuy bant bi bën sa bët doo ko gis. dëgg la lan moo ko dem mu jëlee un légionnaire. koo xam ne il n'est même pas soldat de deuxième classe. ñi jàng armée laay waxal nag. waxuma ak n'importe qui. ñi man xam li wax un argument scientifique la. waaw ñi xam armée. li wax dama ni un argument scientifique laay wax. moom dama ni légionnaire la il n'est pas militaire. colonel bi nag xam nga léegi dafa yomb colonel dafa yomb ku ne dañ ko nommé colonel. mais un officier supérieur c'est pas il n'est pas n'importe qui. c'est pas n'importe qui lañ doon nommé un officier supérieur mais Afrique moo yàqu. Afrique ci boppam moo dem ba kenn xamatuñu kii ak kii ku la neex nommé ku la neex jox def premier ministre ku la neex def ministre ku la neex def administrateur mais bu affaire kii bi donc affaire le soi-disant colonel là. problème dina régler lu bëree bëri parce que nem colonel ku nekk mënut a nekk colonel colonel duñ ko nommé n'importe qui c'est un officier supérieur le mot colonel officier supérieur la voilà daa am foo war a jaar war a am éthique ak morale scientifiquement nga xam ne kii dafa jàng am xam-xam ba pare nag par le sens de l'honneur à la patrie nga xam fooy yem mais comme mbokkam la jël na ko def na ko colonel voilà les dégâts et les conséquences terminées. voilà en tout cas je le félicite je le remercie et je le félicite monsieur le colonel. voilà mais na gaaw joxe pouvoir bi may gaaw may rappeler. hein non je ne suis pas d'accord. d'accord moom gaaw koo joxe. da nga bëgg mu régler dëkk bi ba pare doo ko joxe. régler ko ba pare jox ci yoon bu ko joxee nii problème dina am. voilà non damaa bëgg mu woo ñëpp wax ak ñëpp. ñu def benn calendrier. mu def benn transition au minimum de ñaari at. léegi ma jeexee damay dem bàyyi la seen yëf. voilà ku nekk ànduma ak kenn pour ma kenn ne ko gañ jox réew mi
mu organiser ay élection normal ku dem gañe bi jox ko mais su ko joxee léegi dans bu ko joxee 1 an bii beneen kuréel dana amaat. voilà may rappeler di nuyu aussi Jean Djiba de passage moom nekk ci armée waaw ñu ngi lay déglu bu baax may rappeler Jean Djiba jaaroon na fi altine di ñu expliquer légion étrangère boobu recrutement bi ni muy doxee joxoon nañu adresse bi joxoon nañu tamit ne même boo doonulee militaire mën nañ la recruter dugal la ci légion étrangère boobu ma dem jox kàddu gi Abdou Khadre dafa mel ni am na question Abdou Khadre. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar di nuyu suñu invité bi. ñu ngi lay fay. di ko dalal jàmm. di ko wax bonne continuation man li ma ko doon laaj rek mooy comme moom différencier na parti ak parti militaire yi ak militaire yeeg yëpp quoi je suis d'accord avec lui mais moom gis-gis ban gis-gis la am ci politique bu Sénégal actuellement ni muy doxee ba nga xam ne moom mun nekk ci beneen parti bi loolu benn question la deuxième question bi mooy comme que moom départagé wu na ci militaire yi léegi moom est-ce que ci politique am ci programme militaire yi am nañ ci wàll boo xam ne xam nga sànq posé nga question bi ban wàll la ci militaire yi am invalide am ci programme loolu daal bëggoon naa ko laaj jërëjëf ñaari question jërëjëf Maaw dégg nga ñaari question yi non première question bi moom a leerul leeral ma ko première question bi daf ne ban gis-gis nga am ci politique Sénégal ni muy doxee fi mu toll nii très bien voilà bon li ma ci am leen rek la waaw man démb rek benn avocat daf ma woo téléphone waaw di ma man Fall dama laa comprendre wul dama yow da nga opposé opposant yi di opposé pouvoir bi ma ne ko opposé wu ma pouvoir bi opposé ma opposant yi su baaxul ma ni baaxul te gëm naa ni baaxul mu ne ma tax wala ma ne ko buñ demee ba ñun opposant yi war na daje def benn coalition dañu contre Macky Sall la ñu wax opposant contre Macky Sall yaakaar naa ñun ñëpp mooy li suñu objectif mooy génne fi Macky Sall ñu dem bay xëccoo ñii naa fii lay aw fii naa kii laay faw lay aw wala loolu man ànduma ci damaa bëggoon yaakaar ne fekk ñun li ñoo bokk lu bëgg-bëgg mooy départ Macky Sall kon duñ ko jàppale pour Macky Sall toog fi te ku jàppale ku paxe ba opposant yi divisé wu Macky Sall nga àndal loolu laa ko expliqué mun ma dafa mel ne nga opposé opposant yi opposé Macky Sall man ko non non opposé wu opposant yi opposé wu Macky Sall mais damaa yaakaar ne ñun dañuy opposé Macky Sall nañu teg yoon ci yoon ñun ñëpp ñu bàyyi lépp lu ñu bëgg pour Macky Sall départ voilà bi ñu des mooy problème mu wax naag benn colonel de la gendarmerie ma dugul weer je le dis que si je gagne les élections le moins salarié de l'armée il aura 500 000 francs waaw mën naa nekk li ma am ci mine li ma am ci or am ko ci pétrole am ko ci diamant sénégalais duutu fay courant sénégalais duutu fay ndox comme Libye laa koy def ndax Libye maa ko pétrole maa ko ëpp gaz Libye maa ko ëpp pétrole ku jàng laay waxal nag li ñu wax ni am naa ko ci pétrole maa ëpp li Libye pétrole maa ko ëpp gaz te Libye li ma ko ëppee ay nit bëriwul kon fa Kadhafi jaaroon ba ñoon duñu fay courant duñu fay ndox duñu fay hôpital man Ablaye Fall maa mën na faa jaar ba duñu fay courant duñu fay ndox militaire la may militaire perception de la vie gënuma ko xam comment se faire les amis gënuma ko xam loolu moom maa ko wax kon bon bu ma nekkoon président militaire bi gën a néew salaire muy force de l'ordre yi nga xam ne ci àll bi la ñuy fanaan guddi ak bëccëg amuñuy moyen bu seen dàll jabar yi dagg buñu dem doxe dépense dama ni ki ci gën a néew salaire am 500 000 francs fu ma fayee jabaru député 500 000 francs fu ma fayee jabaru ambassadeur 500 000 francs xanaa kay mën naa fay fa un militaire 500 000 francs fay fa un policier ou un gendarme normalement li ma yaakaar voilà en tout cas naa la wax benn affaire pour être honnête et sérieux ci ce que je dis mënumaa gis un militaire ñaari tànkam dagg wala ñaari loxom dagg lu mu def jabaral moo ko defal ba pare oto sax amul kër gu mu dëkk c'est du n'importe quoi sama nee ko nag génnuma ci armée bu mu wax ni damaa débarqué armée non mon cœur est militaire mes actions est militaire sont militaires mes actions sont militaires mon idéologie est militaire un bon militaire li muy bëgg mooy defar réewam topp ci réewam defar réewam fa mu bokk par le sens de l'honneur à la patrie
comme mon cœur est militaire, mes actions sont militaires, ma idéologie est militaire. Je ne peux pas quitter l'armée. Sama bàmmeel sax boo demee dañaa topp bàmmeelu militaire baa nga ne Ablaye Fall Mao. Je l'adore, je l'aime. C'est ma vie. mais ban jàngat ngay def ci jamono jii nii dafa amoon fan yële benn phénomène boo xamante ne tous les politiciens dañ ko dañ cee ànd di ko utiliser ba yóbbu ko ci Sénégal tampi muy Fouta tampi ki ko doon jiite démb la ñu teg benn audio boo xamante ne day rafetlu liggéey bi nga xam ne Macky Sall def na ko ca Fouta te moom mu ko doon xeex te comme que Macky Sall defar na tali boo xamante ne tali bu baax la yor naa benn élément sax boo xamante ne bi mu defee déclaration bu ñeneen ñu bokk ci mouvement Fouta tampi ñu ngi fustigé ne moom na dem waaye ñun demuñu APR ban jàngan ngay def ci mbirum opposition boo xamante ne maanaam da ngay dugg di génn maanaam kenn du la mën a situer est-ce que ci opposant yi nga bokk wala ci pouvoir bi nga bokk. bala ma tontu ci loolu dama am leneen lu may doole ba pare. acca mooy lan. Aïssata Tall Sall lu mu waxoon. waaw wax nga dëgg de. Diagne Fada lan la waxoon. la ilaha Ablaye Balde lu mu waxoon. Ousmane Ngom lu mu waxoon. Omar Sarr lu mu waxoon Souleymane Ndéné Ndiaye. Souleymane Ndéné Ndiaye lu mu waxoon. dëgg de. Omar Sarr lu mu waxoon. dëgg de. kon xale bii Fouta Tampi bii. nga xam ma xam yow maa yow xam nañu. waaw. la grande coalition bi war na régler problème Sénégal mooy la nouvelle vision politique. dëgg la. xam nga ni moom am na lu mu doon def. dëgg la. xam nga ko xam naa ko. mais li mu def nii. pour man moom la war a def. ndax gis na ay baayam di ko def ay maam di ko def ay mokkam di ko def. Diagne Fada def na ko. Souleymane Ndéné Ndiaye def na ko. Moussa Sy def na ko. Omar Sarr def na ko. Ousmane Ngom def na ko. Farba Senghor def na ko. kon su ko defee gàcce ngalaama loolu la war a def. gis nga bu defoon contraire bi. su defoon contraire bi. bu defoon contraire bi lañ ko naa cam. bu defoon contraire bi. mel ni Ablaye Fall Mao mi lañ ko naa cam ana Tall Sylla tey. ana Tall Sylla ana Idrissa Seck Mburoog Sow. moom mi waxoon ni waxu kii wérul waxu Macky Sall wérul ana Mburoog Sow tey dëkk bi ni mu demee nit ñi bu ñu añee duñu reer duñu faju nit ñaa ngi dee corona baa ngi rey nit ñi amuñu lu ñu fajoo gannaaw damay tam kar naa Mburoog Sow léegi dañuy lekk bu suur tëdd nelaw mais Ablaye Fall Mao mooy kaani gi nag ñi dégg ñi nekk diaspora bi xamuñ lan mooy kaani mooy piment c'est aussi le piment de Mburoog Sow que ça soit clair. Le Mburoog Sow a été mélangé avec le piment. dégg nga wax bi. dëgg la. ñi xamul piment Mburoog Sow. ñoo xamul Mburoog Sow ne leen ponce bi tey def nañ ci kaan yi Ablaye Fall Mao mooy kaan gi. mooy kaan gi voilà. loolu mooy dëgg. bu demee ba Idriss Seck taxaw naan dëkk bi métti. ñëpp di dee. mooy dégg naa sax muy wax ci affaire soldat nga bàyyi ma waa ji di wax ci affaire soldat mu naa damay mel ni soldat buy dem guerre. soldat être un président de la République est plus facile que être un soldat. mu naa muy jël exemple ci soldat yi soldat am nañu dignité am nañu ngor am nañu fulla am nañu fayda am nañu jàmm ngay naxe di lëri nit ñi naan damay dem comme soldat su ko waxatee di je vais déposer plainte contre lui il peut être même soldat de deuxième classe. c'est du n'importe quoi bu waxee waxam na ko jëmee feneen mais bu ko jëmee ci militaire yi. suy naxee na naxee ñeneen na dem naxe ay aayaam ak yeneen ak yeneen. suy naxee na dem naxe ci ay aayaam mais na bàyyi affaire militaire du ma ko may man je suis un militaire très digne. je préfère mourir. léegi que du wax le contraire de la vérité. voilà léegi élection locale yi mu ngi profilé wu à l'horizon alliance yaa ngi taxaw yow sa APDR moom ci ban alliance lay bokk fu mu toll nii am na ay Yewwi am na CRD jot na gaa ngi négocier seen biir ngir taxawal loo xamante ne dinañ positionner seen i nit maanaam ci gouvernement local bi yow ban nga ci bokk ak lan ngeen di négocier yéen yow en tant que politique ban pour parler ngay def ak ban vision nga am ci lii nga xamante ne mooy ay coalition ñu taxawal ko ba pare. man naa waat ni maag yow ñoo bokk lu ñu bokk. yow. sa xel mooy dajale ñëpp ñu nekk benn coalition. wallaay. ay coalition Massamba ak coalition Mademba ak Kumba ak Fatou wóor na ma ni gëmoo ko. gëmoo ko de. ni nga ko ñàkk gëmee laa ko ñàkk gëmee. te def na lu mat at ak lu topp ñun ñu ngi ciy liggéey yow mu ak man ak keneen ñu ngi liggéey ci loolu. pour ñëpp ànd. dama ni. loolu la nouvelle vision politique boobu xam ñëpp ko bokk ñëpp ci ànd ci liggéey. te la nouvelle vision la ñu wax la nouvelle vision. reformulation de la politique sénégalaise. mu war a nekk ci ngor ci fulla ak fayda.
loolu lépp dañ tey ñu war a dajaloo ñu def benn coalition pour jële fi Macky Sall tey ñoom ñi naan damay am coalition X Y Z ak W di xeebaate dama ni ku ci man xam nga yow kenn mënu laa xeeb ndax Lat Joor sa maam yow kenn gën la maam koo fi gënul maam gënul la maam te sa maam moo fi am centenaire kenn la fi maam amul centenaire kenn nañ waxante dëgg centenaire de Lat Joor la ñuy wax kenn waxu centenaire diw ak diw ak diw benn centenaire moo fi am Birima Maawu Ngoone bëgg du mat ngor mat bu ñuy dee nañu dee ci ngor bu fekkee nag politique naxante la wuruj comme ni ko Idrissa Seck defee nii comme ni ko Diagne Fallé defee nii comme ni ko Souleymane Ndéné Ndiaye di defee nii comme ni ko Papa Diop kii nu mu tudd astafurlah comme ni ko kii defee nii nu mu tudd comment il s'appelle encore Omar Sarr Aïssata Tall Sall dañoo war a xoolaat suñu bopp Fouta Tampi boobu nag lu mu def loolu la war a def parce que loolu la nàmp li mu nàmp rek lay gàll comme gis na ne am réew ñër réew mi ñu ngi naxe mu dem bàyyi ma dem naxe ji waaye boo fàttali ko man musuma ko gëm l'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle l'homme se découvre gis nga quand il se mesure avec l'obstacle quand il se mesure avec l'obstacle face à l'obstacle oui gis nga wax ji dara jombul ku baax xanaa loolu jargon militaire leen dong moo jomb ku baax mooy lu bon wallaay man dara jombuma waaye nag am na loo xam ne waruma ko def ndax njawar moo ko defee bu subaa soo ma séenee wala nga séen sama doom da nga ne accam waaye nag daal ku ne la nga nàmp rek ngay gàll wallaay man day maa ngi koy encouragé loolu mu def ndax mënut a def leneen su defoon leneen dina ma bett ndax libal naa la ay nijaayam ak maam ak baayam léegi liñ def waaw kon yow li am solo kon yow coalition yi fi nekk nii daanaka PDS organisé ko te nga bokkoon fa yow gëmuloo ko sama coalition laa ni benn coalition la sama candidat benn candidat la mooy dajaloo nouvelle vision face à Macky Sall politique voilà face à Macky Sall loolu mooy sama candidat mooy sa candidat est-ce que mooy sama coalition mooy sama candidat ci panel bi ku ci bëgg a yokk dara Ahmadou Diop Siri Bouya da ngeen am question wala waaw man day bëggoon naa ko poser ñaari question wala ñett acca Ahmadou nañu dem waaw léegi Ablaye Fall Mao waaw defe naa ne su ma juumut mooy nee na parti politique bu ñu tuddee Alliance des Patriotes Jambar pour la République waaw acronyme boobu day baax na lool waaw dug na parce que Ablaye Fall Mao dégg naa mu ne Cilmaxa Mbakol la jànge wallaay ku de dafa mel ni sama mbokk la ma ne ko sa mbokk la mbokk Ahmadou Diop la parce que Ablaye Fall je me demande est-ce que Ablaye Fall moom est-ce que du mbokkum Karim Fall mu nekkoon porte-parole xalif général des Mourides est-ce que bokkut foofu d'abord parce que nee na maamam Ngoone Latyr Fall lañ ko tuddee kooku de jàmbaar rek lay mën a nekk kooku bañkat lay mën a nekk kooku moom daanaka moom borom fiitu gaynde lay yore comme góor yi fi nekkoon démb loolu de d'accord naa ci li mu wax parce que dégg naa mu def discours bu rëy ci PDS macha allah waaw ci ñoom waaye li ma koy laaj rek mooy ci parrainage yi parce que xam nga ci élection présidentielle yi passé dégg naa mu wax ci parrainage bi est-ce que li xewoon 2019 ci gis-gisam enfin man maay poser question évidemment man maay interpréter au-delà même que de l'illégalité des parrainages parce que Pape Diop parrainage moo tax nekkut candidat Khalifa Sall dañ ko tuumaat ci leneen PDS amut candidat Idrissa Seck ak waa ji wax Sall xawma nan Sall ak Sonko ak Madické Niang ñu ne soi-disant contre Macky Sall est-ce que wone wut ne parce que man ci sénégalais yi laa bokk est-ce que loolu wone wutoon coup d'état électoral bi Macky Sall def parce que xajj ak seen la parce que non seulement coup d'état la mais en fait pour départager les candidats dans un pays supposé politiquement Macky Sall avait choisi son juge à lui Demba Kandji
est-ce acceptable dans un état supposé de droit parce que juge boo xam ne tu sais yow yaa ko nommé muy tranché kooku dafa mettroon en haleine tout le Sénégal gis nañu li mu mujjee deuxièmement parce que dégg naa mu ne PDS la nekkoon waaye dafa créé parti je crois depuis 2013 léegi lu tax nekkatul PDS lu tax mënta intégrer un parti politique wala mu toog ci PDS wala feneen parce que mbir mi combat bu mag la parce que soo bëggee combattre ñi nga xam ne ñoo fi nekk da nga war a am des assises politiques et médiatiques financières même des reins solides parce que loolu moo tax ngay émerger est-ce que loolu mi ngi koy sóoraale troisièmement Karim Wade comme PDS la nekk waaye fi mu nekk ma nga ca Qatar ñu déporté ko en tant que sénégalais nan la gisee mbir moomu deuxièmement si par hasard par extraordinaire parce que Karim Wade a-t-il dit son dernier mot comme ni ma koy répété auquel cas parce que moom candidat la est-ce que su Karim Wade nekkee candidat est-ce que dana nekk candidat wala day nekk candidat wala day toog fi mu toog. voilà jërëjëf Ahmadou pour ñu bañ ko confuse ak question yu bëri ñu déglu la sa réaction Ablaye Fall Mao Ablaye Mao Fall. La première question. waaw. il m'a parlé de parrainage. waaw mu ne parrainage bi est-ce que jàppale ne coup d'état la. dama ni du coup d'état. Sénégal ñu coup d'état seen bopp. peuple bi pour taxaw ni Macky Sall du fi amee. du fi amee. dëgg la. peuple moo séddee. gis nga ma Demba Kandji ma Samba ak ma Demba ci am. peuple mooy juge. dëgg la. peuple mooy président. wallaay. peuple mooy institution. peuple mooy bëgg li mu bëgg mu def ko. peuple nag bu séddee lu mu ci góobee na ko gar. loolu laa la ma tontu foofu. dëgg la. bi ci des. wax na ma ni kii sama mbokk la. man jéeri joor ndee laay sama mbokk ku jéeri nekk sa mbokk rek sama mbokk nga. ndeysaan jéeri joor ndee la. waaw ku jéeri nekk sa mbokk rek sama mbokk nga. faa leen kajoor moom ñëpp ay mbokk lañu. parce que yoon wee yaatu léegi nag. wallaay. am na yeneen faa leen yoo xam te bokkuñ ci mën naa jox léegi exemple mën naa ko wax. dëgg la. dafa am yenn naar yoo xam dañoo jóge Mauritanie. bu ñu ñëwee day ñëw ci kër buur yi. jël sant buur yi. dëgg la. am su na ñu amee doomu sant Fall. wallahi wax nga dëgg. boo xoolee da ngay ràññee ni kii du Fall boobu. Fallu naar la. Fallu naar man waaw. ndeysaan. waaw dañu war a ràññee nag. ci gis-gis loolu laa ko mën a tontu foofu bi ci des mooy. dégg naa mu wax ci xaalis ci moyen politique. waaw. bu fekkee dañuy wax ci politique ci moyen kon Sénégal war nañu xoolaat suñu bopp. Sénégal bëggul am xam-xam. bëggul ko am ngor. bëggul ko am fulla. bëggul ko am fayda ku am xaalis la bëgg. moom ni mu waxee loolu la bëgg a wax. Sénégal kon man damaa war a toog Karim Wade man Ablaye Fall Mao Birima ak Mao Ngor sama maam ma toog di xaar nit. dama ni man militaire laa d'abord. sama chef de guerre day ànd ak man dee ci guerre bi. dama ni su ma doon du ma bu den dañuy wax ne bu doon mën a du man si j'aurais été moi je ne quitterai pas au Sénégal. fi laay toog fi la may bàyyee sàccu ma fenu ma wuruju ma damaa ëpp doole ja dama boole rey mais du ma génn Sénégal. kon ba mu génnee Sénégal laa ko bàyyi man ba keneen mu ñëw wax na leen man sama chef du nekk par correspondance. sama chef du nekk à distance ki may chef ki may yilif day nekk sama wet dend ak man lu ma daj mu daj ko lu ma def ma daj ko. kon loolu laa gëm. bu fekkee nag politique xaalis dong la nag. c'est de la politique parce que aw ma xaalis. waaye bu dee ngor. bu dee yàgg fekk tey jàpp. bu dee waxta du dañ. bu dee xam-xam bu yorum réew. je suis le premier dama doon wax ci élection yi passé maa ci gën CV. ñi nekkoon candidat ñëpp man maa ci gën CV. macha allah. xaw ma dooma laaj lu tax. lu tax. man dong lañ ci jëm Casamance. kon maa ci gën CV. défendre sa défendre sa réew ba gaañu wax nga dëgg de. lu ñu am naa ko am naa lu ñu amul. ndeysaan. kon maa ngi ëpp CV. sama CV moo gën a riche seen CV loolu laa doon wax. ndeysaan. bi ma waxee ne Ablaye Fall Mao wala soldat vers le palais. xam nga xar. xar appet
xax piccu xax tapet xaw ma ko de tapet yi dañ ma créer problème ni ma lu tax nga wax soldat vers le palais man leen mais le soldat vers le palais parce que le soldat dans le palais Ablaye Fall maa le soldat vers le palais rek Sénégal gépp jóg naa militaire la wut am parti politique tapet yi doon wax loolu tapet yi ñoo ko doon wax waaw mais le vers ak dans bokkut sëñ bi nee ko bu fekkee xaalis moo tax may falu man Fall maaw du ma falu waaye na ma nangul leen nag insecte xam nga insecte waaw insecte du insecte gunóor mooy gunóor waaw est-ce que yamba génn ci insecte est-ce que yamba génn na ci yamba insecte la insecte ci yëpp lu ñu génne yamba lu mu génne dañ koy lekk di ci faju wallaay noonu laa def am différence ak ñooñu def politique léegi voilà léegi Ndiawar ñii da léegi damay def benn précision rek waaw ci question boobu li tax ma ne ko soo bëggee émerger il faut absolument que nga am assise politique ak médiatique financière parce que li tax ma laaj ko parce que Sénégal ak ci àdduna bi xam nañ ne évidemment xaalis n'est pas une fin en soi c'est un moyen voilà loolu moo tax mooy préciser affaire bi mais focaliser wu ne il faut nga am xaalis par force dëgg la waaw looloo tax xam naa fi nga ko doon posé voilà ma doon moo taxoon ma posé ko question bi waaw dëgg la quant à Karim Wade dégg naa mu ne effectivement dañ may rey rek waaye du ma dem xam nga mbir mi pour man cela n'engage que man parce que xam nañ les conditions dans lesquelles Karim Wade a été déporté au Qatar vers 3 heures du matin un État a pris la décision de façon unilatérale am na doomi sëriñ yoo xam ne ñoo ko accompagné Madické Niang bokk na ci un État entier kenn nit naka la man ci un État entier comment il va faire même bu fekkente ni bii yore na fiitu gaynde État bu décider di jël ses moyens di utiliser les moyens de l'État di ci abuser di déporter un citoyen comme lui kenn mënu ci dara Amadou c'est clair maa ngi jéggalu fekk juróom-ñetti minutes moo ñu dese 8 minutes xam naa dinañ ko développer un autre jour pour nga éclaircir sa idée yooyu mais li nga wax leer na naññi leer na Ablaye Fall bala ma lay jox nga réagir dafa am suñu benn mbokk buy woote tamit depuis France ñu koy wax Jean Djiba ma jox ko quelques secondes rek mu participer ci émission bi bu ko defee ñu bàyyi la nga réagir bala ñuy tàqalikoo salaamaaleykum Jean Djiba man bëggoon naa posé na nga dafay ñu ngi sant yàlla alhamdulilah maa ngi déglu seen waxtaan bi ak sama mbokk soldat boobu waaw vraiment bon boobu maa ngi liggéey damay def léegi su may liggéey rek comme application bi dama ko installé sama téléphone ndeysaan damay déglu rek ngeen di waxtaan ndeysaan dëgg la may bëgg a dugg du ma mën a dugg parce que tubaab bi dañoo sopp wallaay boo duggee ci yenn affaire yoo xam dañ lay filmé ba pare léegi ñu envoyé ko fenn fi weer bu gaaw moo tax damay jël rek jàpp rajo bi rek jël sama écouteur dugal ko sama napp waaw dugal kii bi sama vraiment wallaay maa ngi nuyu sama mbokk soldat boobu Fall boobu waaw di ko gërëm di ko sant waaw déglu naa ko waxtaanam ne te vraiment am na ambition ndeysaan am na ambition xam nga pays africain yi bu ñu dëngee rek dañuy ragal militaire dëgg la mais yàlla xam na ne même le président Chirac il a fait l'armée dëgg la Chirac xam nga avant muy nekk président ak ñeneen ak ñeneen xam nga parce que France fii bu njëkk ba l'armée était obligatoire bu mu ñëwee moom ba nekk président la koy doog a génne dëgg la mais ñu fi jaar ñëpp nekk président c'était des anciens militaires donc fait l'armée était obligatoire ici en France dëgg la mais xam nga ñun suñu dëkk africain yooyu njublang nañu njublang boo xam ne ba pare ñoo gën a ragal sur terre dañoo njublang ba pare ragal waaw man xamul ñu ragal militaire dañoo fàtte ni militaire yi ci population bi la ñu bokk ci population bi la ñu bokk ñun suñu liggéey mooy demee noonu rek ñoo yor gànnaay yi pour aar dëkk bi suba ak aar nit ñi mais mënuñu yor gànnaay pour suñu bopp suñuy mbokk suñuy population ak suñuy naataango sénégalais mënuñu ko gànnaay c'est pour défendre le territoire sénégalais en cas d'attaque en cas de guerre mais du pour ay jël ay régime ak kii militaire bu fi jël pouvoir sax bañ nga ko ba dañ leen naan léegi da ngay mujjee simi sa lépp
waaw ma bàyyi la comme 8 minutes ci des. wallaay nga nuyu ma sama mbokk boobu ne ko déglu naa ko maa koy encouragé. di ko ñaanal wér ak wérle di ko ñaanal gudd fan. vraiment parti yom bi jëm ci kanam quoi parce que comme am na ambition bo Sénégal rek ba créé parti rek maa ngi koy ñaanal lu mu ci jublu mu am ko quoi. jërëjëf Ablaye Fall réaction. donc c'est un ancien militaire garde du corps ca palais de la République. maa ngi sant yàlla bu baax nag. waaw. xam naa ni bu ñu defoon débat ba direct benn militaire réagirul. danaa ragal trop dinaa peur. wallaay. parce que xam naa ni. gars yi yeewu nañu léegi. dëgg la. dégg naa sax mu wax benn ni ñoo yor armée ñoo yoruñu armée yi président moo yor armée yi. dëgg la. président moo yor armée ñu yoruñu ko. dëgg la. les militaires sont subordonnés aux civils. armée yorul benn arme c'est le chef de l'état moo yor ay armam. moo koy joxe saa bu ko neexee moo koy récupérer saa bu ko neexee. ndax xelam dal foofu ñun loolu taxu ñu jóg. ak li ma lay mën a wax naa revenir ci Karim Wade dama wax ni. Lat Joor Ngoone Laatiir bi dafa yor Sëñ Tuubaa. Lat Joor xamoon nday dee. mais waxoon na ko dinañ di Sëñ Tuubaa su ma tourné tey waa Kajoor dee ñu ma xas. Lat Joor défier la mort. ndeysaan. waaye nag. du yomb de. dëkk bi nu mu sant. ñu ni Senghor. nu mu sant ñu ni Diouf. nu mu sant ñu ni Wade ñun sant ñun Sall du ñu dem. wallaay du ñu dem. dama ni. lii xew Kajoor fii. li xew Fador fii. fii ci gouvernance bii. goro ko man. dëgg la gis nga bu caaxaan jeexa ba caaxaan jeex. nañu xoolaat ñiy jox réew mi ñana. dëgg la. man koo yor taxul nga bëgg koo yor tax nga man koo yor. am réew deret ko yor ngoro ko yor. ak jub loo muul nga bàyyi ko fa loo xamul bu ko wax. wallaay. mais Sénégal dafa ñëw ba nekk benn surface de menterie et de calomnie. suñu demee tey ba jël ay député ñuy jaay suñuy passeport diplomatique. waaw. suñuy passeport diplomatique. ñu dem suñu député jaay 30 et quelques milliards mu ko def faux billet. ay xanaa bu demoon sax bu doon siin sax rey nañ ko. ay activiste di jaay ay passeport diplomatique. dama ni du ko loué. di loué ay ñoo passeport yàq français. man dama doon leen tuddee ñoom yaa nawe maar laa leen tuddee woon. yaa nawe maar laa leen tuddee noonu laa leen tuddee woon parce que xamoon naa ni ba leen jaag joxe xaalis balaa li ñii duñu dara. gisaguñu dara nag képp kuy def ak Macky Sall xamal li ngay def. ku nekk ak moom baax nga taaru nga yilif nga set nga. ku nekkut ak Macky Sall comme Ablaye Fall maa wi tax nga tilim nga. bis dina la route est très longue. ndeysaan. le sable mu la soleil soo ko amul engrais doo dem. mais dinaa la wax benn affaire yoo xam ne posé wu ma ci question mooy le 3e mandat bi ñuy wax. waaw. acca demal. Macky Sall ne sera pas candidat. ndax du déposé conseil constitutionnel dossier am du fa dem. mais wax na ko wax na ne moom nekkul candidat. ok wax na ko yow. dama ni man li may wax. daa am lu ma koy teg dama ni. dossier Macky Sall du jóge président dem conseil constitutionnel. wax na ko. du déposé. moom nee na bokkul dama ni waxam boobu dama ni. lépp lu mu wax defu ko. waaw lépp lu mu wax bu dee fukki juróom-ñeent du ko def. bii nag dama koy défier le petit fils de Lat Joor Ngoone Laatiir bi maa ngoone bëgg du mat ngor du mat. Macky Sall bis bu jëlee dossier am. dem yóbbu ko conseil constitutionnel lu mu ci góobee na ko gar. leen nag mënuma ko conseil constitutionnel jógee conseil constitutionnel ñëw recevoir dossier bi pare. kooku sama yoon nekku ci. dëgg la. mais Macky Sall daal ne sera pas candidat 3e mandat. point. jërëjëf Ablaye Fall defe naa dañuy jaare foofu tàggoo parce que 90 minutes yi doy na te dama fas yéene duñu koy weesu. mooy gërëm ñëpp ñi nga xam ne participé tamit lan mooy doon sa dernier mot ci intervention émission bi tey xam naa ne du ñàkk di nga dellu si waat. sant yàlla bu baax rek. waaw. lépp loo xam ne dama ko wax ak kër rek dama def erreur mën naa wax ak kër. ci bëgg-bëgg laa koy waxee rek. ci jëf laa koy waxee. mais man du ma char boobu. dëgg la mais gëmal naa la ni daal ñun opposants yi laa wax. bu ñu àndul def benn dànk. loolu ci góobee dañ ko gar. bu nu Macky Sall gañee ñoo gañe suñu bopp Macky Sall gañe wuñu. dëgg la jërëjëf ñun ñëpp laa wax nag. jërëjëf waxutuma Samba dañu bàyyi ay parti kenn du fi parti mag parti yu mag yi wax kenn amu ci conseil municipal. wallaay jërëjëf. dama ni parti yi nekk fii naan maay parti bu mag maay bu ndaw. kenn amu ci conseil municipal. yow boo amul conseil municipal noo nekk parti bu mag. wallaay. jërëjëf. parti ci base lañ koy xamee. nañu àndandoo ñun ñëpp jële fi Macky Sall. te bu Macky Sall mi wax ay 3e 4e 10e mandat. dama ni Macky Sall bu ko daaneel su si Thiès gi bu ñu ko daaneel du nekk candidat.
maa ngi gërëm ñëpp nag. jërëjëf Fall. di la sant di la gërëm wax ne daal. jërëjëf. gunóor yëpp daal. ay insectes lañu mais yamb rek moo ci gën a lem te Ablaye Fall Mawo mooy yamb yi. wallaay merci beaucoup. kooku moo nekkoon Ablaye Fall Mawo moo nekkoon tey sunu invité nekk foofu ca région de Thiès. di kilifa gu mag ci wàllu politique mën nañ koo bañ a ràññee waaye ñi mu dëkkal xam nañu li nga xamante ne moom lay def foofu ci Thiès mu jëm ci dimbali néew di doole ji mu jëm ci dimbali nit ñi mu jëm ci nekk sentinelle infatigable di liggéeyal pour Sénégal ginnaaw bi mu servir Sénégal kooku moo nekkoon sunu invité di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne participé nañ am na ñu ma doon bind ñu bëri ñoo xam ne mënu ma leen jël parce que 1 heure de temps laay wax sama invité pour bañ koo weesu 1 heure rek doy na ci waxtaan buñ ko dee jëlaat dinañ ko jëlaat incha allah di baalu ñëpp képp ku fi dégg loo xam ne neexu la ñu ngi lay jéggalu di leen jox rendez-vous suba incha allah ci même heure 16h dinañ dajawaat ci beneen émission l'info autrement ngir faram fàcce les faits saints du jour di leen gërëm di sant leen jox dox daje suba incha allah di wax vive le Sénégal et gloire à sa jeunesse. ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba sunu gaal gi moom du mës a suuf